boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo. waaw xam nga fan yëpp ñun ñi ngi doon toog di déglu ndax dëkk bi ñu nekk toujours ñun dañuy bëgg di mujj wax waaye léeg-léeg nag situation day dem ba toll foo xam ne soo waxut boo ëllëgee mën nañ laa jaxase ak askan wi nga dëkkal. ndax ñun dañ doon liggéey ak suñuy partenaires yoo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy defar farine di ñu ko jaay fan yi passé nag ñoom dañoo dem ba jouru dimanche ñu xëy bañ a libérer seen farine sañ nañ ko ndax nee nañ dañuy liggéey di perte foofu manque de respect daf fi am ndax nit koo xam ne ay at yéen a ngi liggéey amu leen benn problème même su changement di am war nga ko yëgal mu waajal ko war nga mën a waxtaan ak moom it mu xam nan lay def mais jékki-jékki dimanche bët set di altine nga ne ko suba altine talaata àllarba du ma libéré farine loolu dafa metti ci kuy liggéey biñ ko defee ba pare tamit ñoom ñu génn ci presse bi ci au nom de Kolo Demba Diop mën na maa tudd turam mu wax ne farine bi mën na yokku dem ba 18500 ba pare mburu bi continuer di jar fanweer loolu laa wax ni amut li gënoon ci moom mooy buy défendre boppam na wax ci en tant que meññe mais mënta wax ci defar farine ba pare di wax ci defar mburu nit buy bëggee li muy wax mu tegu ci aw yoon ba pare tegu ci xam-xam te du tooñ kenn day yem ci fi mu tàmbalee am na fu mu yem keneen am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem ñun farine bi ñuy defar ñoom ñun ñoo koy defar mu doon mburu liñ ciy daj ba mu doon mburu ñun ñoo ko xam mais moom xamu ko kon nayam ci farine bi cher na dañ ko war a yokk ñoo xam waaye buñ ko yokkee ba pare bu mu jéem a accompagner nag nan la ñuy jaayee suñ mburu loolu moom moo waral li ëpp ci suñu daja tey fii à Touba dañuy wax nag ne farine bi saa bu yokkoo rek ñun mburu mi mënta bañ a yokku parce que depuis des années ñun ñi ngi liggéey à perte comprendre nañ nag suñuy dëkkandoo comprendre nañ tam kilifa yi nekkal mais nit nag suy dem xaaju boulanger yëpp tëj nañ dañuy dem ba benn moment foofu lañ ciy mën a am man dama leen doon ubbil waxtaan bi mais après secrétaire général dana ñëw ak le président actif après ñoom ñu leeral waxtaan bi dëgg-dëgg ngeen yóbbul ñu ko ñi ngi gërëm waa presse bi yëpp nag ci seen teewaay ndax yéen a ngi doon jàppale ci daje bi li muy yàgg yéen ngi toog di ko xaar Je m'appelle Thierno Saran, secrétaire général regroupement des boulangeries de Touba. Bon, depuis 2014, les boulangers du Sénégal traversent des moments très difficiles. Mais avec l'accession du président Macky Sall en 2012, le pain coûtait à l'époque le poids de 210 grammes à 175 francs. Mais dans sa politique de promesse de campagne électorale, il avait promis aux Sénégalais de diminuer tous les denrées de première nécessité. C'est à l'époque qu'il a ramené le poids de 210 grammes à 190 grammes et le prix de 175 francs à 150 francs. Donc les 25 francs que l'État a pris aux boulangers les a posés d'énormes difficultés. C'est d'ailleurs ce qui a engendré la grève de 2019 qui nous a donné une nouvelle structure du prix du pain qui devait coûter aujourd'hui le pain de 190 grammes à 180 francs, mais l'État refuse catégoriquement que le pain ne doit pas augmenter. Maintenant, la position des boulangers du Sénégal est claire. Et que si la farine augmente un seul centime, le prix du pain va augmenter obligatoirement. Sinon, nous allons faire un arrêt de production dans les jours à venir, en laissant de tous nos camarades boulangers du Sénégal. Je vous remercie. waaw bataaxal bi weesuwul comme ni ko sama naataango yi waxee ndax boo xoolee yéen ñi nga xam ne yéenay presse bi rek xam ngeen ne depuis des années ngi nii ay at a ngi nii yoo xam ne secteur bi dafa nekk ci ay jafe-jafe yu métti lu ma 3 ans ngi nii yoo xam ne secteur bi dañuy dund ay jafe-jafe yu métti te dara waralu ko lu dul atte bu dëng parce que gis nañ ne saa su ne ñu ngi dem ay réunion dem nañ plus de 170 réunions ak ministère du commerce mais lim ñuy dig lépp gisuñu ci dara. Chaque jour day teg dara ci table ji bu ñu demee tuuti loo changé wu tegaat leneen moom ministère du commerce ak ay agent assermenté su ma waxee agent assermenté yaakaar na ñëpp nag mooy ñoo xam ne dañoo waat ne duñu wax lu dul dëgg ñoom ñoo xool ba gis ni mburu mi ak homologation bi nga xam ne moom la tombaloon mburu mi war na jar 180 francs mais application bi pour mu am nag foofu la problème bi nekkee parce que pour leurrer askan wi moo tax boobu léegi ñu di ko traîner naan mburu mi warta mën a jar loolu or que ñoom ñoo demoon ba gis ne mburu mi 180 francs la war a jar ñun li ñuy réclamer méttiwul mooy prix farine bi na méngoog li mburu di jar farine lu mu mën a jar mais nañ xool mu méngoo ak li nga xam ne moom la mburu war a jar sinon am na leneen loo xam ne nii mi ngi ci suñu kanam loo xam ne bëgguñ ci woon àgg parce que ñun ay consommateurs lañ avant tout dëkk ci réew mi toujours di défendre loo xam ne nii consommateurs yi ba ñu ngi ciy loru te am réew dañu war a défendre entreprise ya fa nekk
mais bu fekkee da ngay créer ay emploi dem bay nasaxal ñi nga xam ne nii ñoom nga jot a am parce que ñun ay créateurs d'emploi lañ boo demee bay nasaxal say industries yi nekk ci réew mi parce que bu ñu ne 1800 boulanger di am ay plus de 70 000 emplois direct et indirect kooku boo ko encadré wut di seet lu koy nasaxal te boulanger yi ñu ngi tëj de gauche à droite loolu lañ bëgg état wuyu ñu ci ñun jóguñu ngi teg askan wi fitna jóguñu ngi teg askan wi pression déedéet dañu ne yalwaanuñu saraxuñu li nga xam ne moom la waa service commerce xool ba gis ko nañ ñu ko jox muy prix bi nga xam ne moom la mburu mi war a jar tout court loolu rek lañ soxla ñun mais soxlawuñu leneen. su fekkee loolu amul lu ngeen fas yéene. waaw su fekkee loolu amul parce que ñun dañu muñ ba sonn su fekkee loolu amul dañuy obligé mënuñu ko tuddee grève waaye comme ku mën a dem da ngay taxaw dañuy obligé taxaw benn durée boo xam ne nii danañ taxaw xool ba xam nag naka lay mujj tëddee mais loolu moom mburu mi nañu xam ne farine bi su yokkee 1 centime mburu mi moom dafay yokk obligatoirement décret bi yokk farine bi moom moo war a yokk mburu mi parce que mburu farine a koy defar kon mënuñu yokk mburu mi ba pare te tudduñu mënuñu yokk farine te tudduñu mburu kon donc farine bi bu yokkoo mburu mi dafa war a yokk obligatoirement loolu la ñuy réclamer ci kanamu askan bi yëpp xamal population bi yëpp ne ñun jóguñu ngir teg population bi fitna mais nañ xam ne ñoom nañ xam ne ñun ñu ngi ci fitna parce que depuis des années état mi ngi ñuy dig nañu fi lu ne lam ñu fi dig dara amu ci ay politique la rek ak ay naax saay loolu nag ci lañ sonn ci lañ doyal li ñu bëgg mooy nañ ñu jox li nga xam ne moom la ñu moom muy prix bi nga xam ne moom la mburu mi war a jar 180 francs la ñu gisoon à l'époque depuis 2019 bu mburu mi yokkaatee mais nañ ànd ak moom li mu war a jar mu jar ko c'est tout. sëñ Lo état moom assez souvent day wax ni mburu denrée sociale la. kër yëpp koy soxla ki am doole ak ki néew doole. moo tax moom mu wàññi seen loxo ci ngeen demal 150. est-ce que nii bu ngeen ko defee xëy arrêté production bi est-ce que du andi piège bi état bëggoon ñoom daal. waaw mais arrêt de production boobu ku mën a tot dem da ngay taxaw parce que bu ñu nee mburu produit social la denrée la boo xam ne ñëpp a koy consommer léegi da ngeen ci jàpp. mais na ngeen ci jàpp bi dafay day fekk nga am noo ci mën a jàpp depuis des années depuis 3 ans ngi nii yoo xam ne na askanu Sénégal bépp xam ne boulanger yi dañuy liggéey à perte depuis 3 ans bor yi dañu yore ay bor ba mënatuñu ximi mën yi xam nañ ñu mën yi ñuy séqal xam nañ loolu donc loolu mënul continuer sinon dañuy tëj perte emploi am ainsi de suite yu demee noonu te loolu vraiment du avantage wu réew mi donc nañu xool bañ a am complexe état na wax population bi dëgg boo demee ci réew yu nekk ci àdduna bi yëpp dañuy wax seen i askan dëgg nañu wax seen i askan dëgg mburu bu waree yokk na yokk farine bu waree yokk na yokk leneen bu waree yokk na yokk loolu mooy dëgg. jàppale état bi yaakaaru leen ne taxes yi ñëw def ci lépp ci importation farine bi dañ ko war a dindi xëy na pour mën leen a wàññil jafe-jafe. farine bi dindi nañ TVA bi. dindi nañ taxe douanière bi. dindi nañ lépp. pour les meuniers. mais ñun ñu ngi koy fay. ba pare ñun ñu ngi koy fay. ba pare te terewul farine dana yokk. donc kon loolu mooy mburu dafa war a yokk obligatoirement loolu nañu am audace wax ko population bi wax ko askan wi ne leen mburu dafa war a yokk lii lay jar ñu xam ko parce que askan wi xam nañ ne produit yëpp a ngi yokk donc xam nañ ne mburu dafa war a yokk. ci meññeef yi am ci biir dëkk bi xalaatu leen ne war ngeen ko mën a jëfandikoo bàyyi la ci jógee biti réew. waaw effectivement mais meññeef yi jógee ci biir dëkk bi ba tey dafa yokk parce que produit yi gis nga am réew buy yokk développement buy am day ànd ak ay prime dugub bi nga xam ne mën nañu mën a remplacer mën a boole ak farine pour am mburu dugub boobu actuellement nii lu muy jar il fut des temps da nga ko daan jëndee 100 francs léegi yaa ngi koy jëndee 225 kon donc moog bele bi da ngay gis ne ñooy même taxawaay pexe amu ci li ci am ba des mooy mburu mi bu farine bi yokkee mburu mi dafa war a yokk état nag moom ñu ngi koy lancé défi que ni mburu moom ñun mënatuñoo muñ dara mënatuñoo xaar dara depuis 3 ans ngi nii ñi ngi xaar dañoo sës liñ mën mooy farine bu yokkee 1 centime mburu dafay yokk obligatoirement décret bi yokk farine moo war a yokk mburu waaw di sant aussi suñu nattaango kii mooy président Louga Alé Thiam mooy président regroupement des boulangers de Louga moom it mi ngi ñëw ci kanam tuuti donc ak Medoune Sarr président regroupement bu Kaolack moom it mi ngi ñëw ci kanam tuuti aussi xëy na retard dafa am mais li ëpp solo ñu xam ne guerre bi du Touba du Ndiarème guerre bi c'est national Sénégal gépp nii ñu koy defee fii am na ñoo xam ne ñu ngi koy préparer suba ci gox bañ nekk bu ñu demee ba pare danañ dem Dakar def benn conférence de presse bu mag boo xam ne nii ca la ñuy jógee décréter ne bis sàngam ba bis sàngam mburu du am ci réew mi te buñ ko xasee wax na askan wi xam ne loolu la ñuy appliquer parce que dañoo dem ba sës fi doo ko wax mburu produit social la ñun ñu ngi ciy jàpp boobu ba léegi ñu ngi ciy jàpp mais dañoo mën a tëddem. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo